dama la mbat leen. Zik FM. asalaamaaleykum. ñetteelu nationalité française boo xamante ni muy doomu France bu yi ñëw fii ci Sénégal am nañu ñetteel xanaa ñeenteel kay sax nag koo xamante ni bi dafa am wopp ja ndax ka jëkkoon na wopp français la couple ba itam ay français lañu muy ñett ak kii ci woppaat muy ñeent kii nag daa bokk ca téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti français yi ñëwoon fële ca diwaanu Casamance dañoo nemmeeku daal ay sëqat ci néegam ak yooyee ñu daal di koy déclaré service bi saytu lu jëm ci wàllu xeex wopp coronavirus ñu daal di koy isolé ci néegam taxul nag ñu confirmé waaye dañu ni def nañu ay prélèvement ngir xam ba xam wopp joojee moo ko dal wala déet nañ teewlu kàddu médecin chef bu région bu Kolda mu ngi tudd moom docteur ba Yaya Baldé ñu teewlu ko Pape Kadiali Badji. waaw am na cas bu ñu am boo xam ne am nañ mandarga yoo xam ne mun nañ jàpp ne cas suspect la donte lépp li nga xam ne moom moo ëmb cas suspect mu ngi ci moom am na yoo xam ne nekku ci waaye nag comme koo xam dafa jóge tugal dëkk boo xam ne feebar baa nga fa donc aussi mu ngi am yenn signes yoo xam ne méngoo na ak signe feebar bi moo tax bi ñu waxtaanee ak cellule d'alerte niveau national ñu jël décision que dañ koy prélever envoyé prélèvement Institut Pasteur bu Dakar mais moom nekkul koo xam ne dafa sonn parce que dañu ñëw fekk sax dem na àll ba rëbbi vu que ñu ngi ci contexte épidémie cas bañ la rëcc moo gën a wóor donc moom mu ngi néegam du génn néegam donc mise en quarantaine la foofu la ñu koy joxee lekkam ak yëpp ak précaution yi ci war yëpp donc ñu ngi koy suivre ba keroog ñu am résultat yi mu am ci lu wóor dañuy jàpp ne cas suspect la parce que mu ngi sëxat am na yeneen signes yoo xam ne aussi méngoon ak feebar bi moo tax ñu décidé jàpp ne cas suspect la moom mu ngi ñëw Kolda le 3 mars te ñu ngi le 10 mars daanaka de def na fi une semaine waa ñi mu doon àndal rëb bi aussi gis nañ leen amu ci kenn koo xam ne am na signe. docteur Yaya Baldé nekk njiital paj mi foofee ci diwaanu Kolda démb nag itam am na benn cas suspect boo xam ne gisoon nañu ko mais finalement dafa négatif la muy joxe misaalam kon di ñetti ñi amoon wopp ji tane nañu bu baax ki ñu foogoon ni am na ko itam daanaka dafa négatif kon saa si temb ñuy wax ni Sénégal amul benn cas coronavirus kàddu yi firnde yi bàyyeekoo ci docteur Aloyse Diouf mooy directeur de cabinet bu ministère de la santé ñu teewlu ko. continuer di def suivi cas yi mais surtout di def surveillance épidémiologique li ci am mooy malades yi nga xam ne ñu ngi service maladie infectieuse mi ñu suñu ñetti malades yooyu nga xam ne dañu positifoon ñoom tamit seen ñu ngi continuer traitement bi seen wér-gu-yaram mu ngi jëm kanam te xam nañ ne suba normalement war nañu defaat deuxième contrôle ci benn malade parce que malade bi ñu jotoon a génnee keroog il a fallu ñu def 2 contrôles mu négatif ñu soog ko génne donc si benn malade dinañ def deuxième contrôle suba ñu ngi ñaan yàlla mu mën a nekk contrôle bu négatif ndax moom tamit mu génn que seetlu nañ ne coronavirus ni mu xewe woon ci ay fan yu jàll nii ñu nekk à l'actualité foo tourner ci rajo yi ci télé yi ñu ciy wax dafa mel ni dañu xaw a wàññi suñu vigilance si boor boobu nañu continuer di sensibiliser askan wi nañu continuer di ko def sur sujet de discussion pour que ñun ñëpp ñu mën a garder la même vigilance pour mën a xeex feebar bi. dañu tiit mais faaw ñu garder vigilance bi ngir mën a xeex feebar bañ ko woyofal en tout cas Italie moom am na fa doole lu toll ci fukki junni kaal daan na leen lu toll ci juróom-benn téeméer rek fanweer rek benn dee nañu ki ko confirmé doon agence italienne bi yor lu jëm ci protection civile. am na itam ay moto yoo xam ne jël nañu ko daanaka booy génn moom da ngay doxi fulla wala dem directement fu ngay liggéeyee amatul cambal wala dox bu méngoo la fulla destination direct départ itam bu leer nañ loolu di ay mesures yoo xam ni sàkku nañu ñëpp respecté ko muy consigne itam yoo xamante ni bii itam tasaare nañu ko foofee ci Italie. France ga mu dendal moom itam am na fanweeri nit yu fa faatu moom la fopp ji boo ma gul 1606 cas confirmés ci coronavirus boobee mooy li tax nag bu ñu seetee réew yi nga xam ne fi nekk nii nemmeeku nañ fa coronavirus sukkandiku ci rapport bu organisation mondiale de la santé OMS tollu na ci juróom-ñeent fukki réew. ñu wax ci leneen ci li nga xam ni moo tënku ci dossier bu téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ex agent yu Senelec ginnaaw médiation bu Mame Mactar Gueye nekk njiital Jamra intervention bu am solo boo xam def na ko au conseil bu dialogue social itam jàpp nañu ni ex travailleurs yooyee xëy na daañu dellu soit des na leen jox seeni ay droit ndax loolee le médiateur bi wax noonu itam la ko yeneen kilifa yi waxee ndax loolee mooy li jaadu bu ko defee ku nekk wéy nekk itam ci sa jàmm kenn bañ a ameel kenn àq Mame Mactar Gueye kàddu yi la ci dénk Baye Ma Anta Mboup nga xam ne ñoo ma yónni nag muñ ba seen muñu kay jeex ñooñu ñoo jógoon nag tey ne dañuy def plan d'action mu yëngal état bi yëpp. maa ngi gërëm nag te bokk na
ci les décanté affaire bi. madame Innocence Tap Ndiaye moo koy jiite moom moo dugal loxoom ci dossier bi woo ma nee ma dama bëgg a dox sa diggante ak Pape Demba Bitèye ngeen toog ma ne ko man je ne demande que ça. Pape Demba Bitèye woo na ma ñu tëju maag moom ba minuit et demi kon ça veut dire que yéene am na des deux côtés pour ñu saafaral problème bi. woote na tey moom directeur de département yëpp pour ñoom ñu jox ko seen i xayma parce que ku ci ne am nga loo soxla ci. yéene mooy mu absorber les 189 restants masalan bu dee absorber na 100 wala mu absorber 130 dégg nga wala 150 39 yi des dinañu waxtaan ak direction bi ñu utal leen contrat à durée déterminée Makhtar Cissé defoon na ko ñi nga xam ne nag am nañu chance bokk ci absorption bu njëkk bi ñu defal leen contrat à durée indéterminée mooy ñu Makhtar Cissé defoon loolu mooy suñu yéene. ba tey ci wàllu xibaar en tout cas ginnaaw manifestation yi amoon ca Saint-Louis ak calme dellu si woon na naam donte am na ñu fa teg loxo waaye daa mel ni calme googee day xaw naa woyof lool ndax ba léegi si nappkat yi am na ci ñoom ñuy gis ak wate taxas genn wet ci anamuk nappin woowee ñuy wax fele-fele benn ñaareel bi itam anamuk lijjanti licence de pêche yi faaw mu nekk lu général lu ñëpp mën a am sa faanu loolee day nekk wate taxas genn wet gu ëllëg ki si biir lu ne mun na cee am Babacar Niang. mel na ni nag ba léegi daal am na ay jafe-jafe ci napp gi fii ci Ndar ñii di nappkat yi nga xam ne nag ñoom dañuy jëfandikoo caas ñoom nag dañuy ñaawlu ñàkk yëg bi nga xam ne nag jóge na ci autorité yi jëm ci ñenn ci ñoom ci biir Langue de Barbarie Masek Fall moo yore kàddu gaalu fele-fele yi. ñu ne accords yi espèce pélagique lañ ñu may ñun ñi nga xamante ni espèce pélagique la ñuy napp yeneen type de pêche yi nga xam ñoo fi nekk ñoom espèce pélagique lañ leen may ñun nag mu ñu comprendre lan moo tax kumba am ndey fii si Ndar ak kumba amul ndey fii ci Ndar ñii bénéficié ci licence bi espèce pélagique lañ leen may ñoom ñu am droit pour nappi di jàpp yaboy bi ak xeetu lu mont doon xeetu jën woowu noonu ñun nag ñu ne du ngeen dem. ñoom sax ñuy wax ni nag gaz bi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci biir géej gi ci diggante Sénégal ak Mauritanie indi na tamit ay jafe-jafe loolu sax tax na ñuy wax ni nag ñaari état yi nañu toog waxtaan ba déggoo ngir rek mën a prévenir lépp lu jëm ci ay coow ci zone tampon boobu nga xam ne ñaari dëkk yi ñoo ko bokk. ñun dañu bëgg ñun renégocier protocole bi nga xamante ni moo jógu ci wàllu accord yi muy licence de pêche yii nii ñaari état yi xoolaat baax a baax xam fi ñuy teg seen tànk xam ne lii ñuy demale kanam lii bu fekkee ñun dañu nar a dëkk ak BP mu nekk suñu dëkkandoo fii ba 30 ans jàmm moo jëkk jàmm moo mujj te lii ñuy sàkku nii si diggante ñaari état yi mën nañ ko zone tampon war nañ ko mën si diggante ñaari état yi ñun mënuñu concevoir Mauritanie sooy génn sa tànk bu laalee ndox Mauritaniens yi jàpp nañ la sa tànk bu wàccee si ñu ne yaa ngi si zone Sénégal te ñu bokk benn gaz bi kii bu fekkee ne ñaari président yi mën nañ toog ñu génneel ñu loo xamante ñun mën nañ ko dugal suñu bopp ba tey ñun mën nañ jàpp ci loolu. mu nekk ab situation boo xam ni tax na tey nappkat yi nekk ci Langue de Barbarie ñu ngi interpeller encore ki nga xam ni mooy jëwriñ gi yore lépp lu jëm ci napp gi ñoom sax ñuy wax nag seen yéene mooy fexe daal ba xew-xew yu ñaaw yi nga xam ne amoon na fa ca weer yee ñu génn ñu bañ ko dundaat fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM. ñi nekk ci école yi fële ci diwaanu Matam ñoo samp ay laaj ni ana doomi dëkk bi doon ay kilifa tey lu ñu seetaan ci dugal seen loxo ci liy dooleel njàng mi foofee nga xam ni bari na lool école yoo xam ni amuñu ay salle de classe yu doy daanaka xale yi ci situation yu catastrophique la ñuy sàkkoo xam-xam Mamadou Petit Ba. école yi nekk ci diwaanu Matam jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel li ko dalee si ñàkkum infrastructure ak ñàkkum logistique maanaam manqué lu mel ne salle de classe ak table banc Seydou Nourou Kébé di directeur école d'application Matam 2 adduna si. école bi day am jafe-jafe comme toutes les écoles à savoir facture d'eau facture d'électricité ay table banc ay classe ba léegi bon problème yooyu am na. ñoom directeur école yi nag ku leen jàppale ñu jël la ndaxte sonn nañ lool looloo waral ba mu ngi tàllal loxo ñi nga xamante ne ñooy parents d'élèves yi ak bépp doomu Matam bi nga xamante ne war na leen mën a jàppale ndax seeni doom rek ñoo fay jàng. parce que il faut que parents yi xam ne fii seen école la donc comme seen doom ñu fi nekk il faut que ñu bañ a géej ñëw fii ñu également def seen loxo ci seen poche pour génne nga xam ne facture d'eau ak facture électricité. ñaxtu bi nag mu ngi amee ci cérémonie d'hommage bi ñu doon amal ci école d'application Matam 2 hommage bi ñu doon rendre ay anciens élèves yu doon jàng ci école boobule di Abdoulaye Ly ak Souleymane Barkaba di ñaari anciens élèves yi nga xamante ne fi mu nekk nii ñooy jàppale école bi ci wàllum table banc waaye itam ci wàllum payum courant payum facture ndox ak jàppale xale yi ci ay blouse Petit Ba Matam Zik FM. Petit Ba Oumaro Sissoko Embalo mooy njiitu réew bu bees bu Guinée Bissau investir nañu ko le 27 février bi la ñu weesu mu ngi ci Dakar ngir amal fi tukkib nemmeeku njiitu réew Sénégal moo ko tatagal lii nag dafa aju ci benn tournée sous-régionale boo xam ni moom la entamé dana dem Niger dana dem Nigéria le fait mu commencé Sénégal nag Oumaro nee na
Sénégal réewu doomu ndayu Guinée Bissau la boo xam ni kenn amu ci benn sikk sàkk te lu mooy loola itam moom am na relation bu dëgër ak président Macky Sall. OCRTIS mooy section opérationnelle bi nga xam ne moo ne ci diwaanu Rufisque daal dinañuy teg loxo ci benn waay boo xam ni dëkkul Sénégal waaye lañ ko fekkee mu yokk ci yamba bari na lool toll na ci 248 kilos ay millions yu sakkan la mooy li tax nag ñu ubbi enquête ba ndax njort nañu ni waa joojee du moom dong mooy aji kookee yor quantité bu ngand boobee ci wàllu yamba. bitim réew Guinée élection législative yi nga xamante ne bii dafay aju ci rek référendum yu ñu koy booleel ngir xool ci constitution ba ñu wax ko amal fukki fan ak juróom ci weeru mars nga xamante ni bii moom la ko président Alpha Condé annoncé woon ci mois de février bii lañ ko jëkkoon a jàpp après dàq ko muy date boo xam ne nag xëy na dina leen jàppandala ñu indi ak coppiteef ci nañuy voté ci ca constitution ba ngeen baal ma ngir mën a xool xëy na Alpha Condé pexem mën a falwaat beneen yoon ci wàllu mandat xëy na nee nañu mooy li sabab muy indi ak coppiteef ci boobule constitution bari na lool coow fi mu nekk nii fàttaliku leen ni foofii ci Guinée nag laal googee ñuy laal constitution ba sababoon na fa ay manifestation ba am ñu bëri tey yii ñoo xam ni faatu nañu daanaka dañuy décompter seeni ay mort ci ay manifestation foofii ci Guinée te dara sababu ko lu dul ñetteelu mandat wu Alpha Condé bi ñu ni du ci am te da koo bëgg sa xalaat ci soppiteef gi muy indi ci constitution bi ñu xuus ci xibaar yi. Voici Trafic News. salaamaaleykum wa trafic. waaleykum salaam Mansour. ba jox ma situation tali bi. voilà waaye Mansour bu fekkee da nga bàyyi ko fi nga xam mooy Guédiawaye bëgg a jaaree ko ci rond point Ocass bi am na ay lenteur jëm national ba maanaam Cambérène foofu lu yéex na lool bu fekkee da nga ko taalal aussi jël la route des Parcelles Assainies jëm Padoa Builders des ralentissements ñu lay xaaj trajet boobu lay 22 ak à hauteur du commissariat des Parcelles Assainies jàpp fi nga xam mooy ci boobu la intersection bu Padoa Builders su ko defee ñu nam jaare noonu utali VDN ñu bëgg a dem foire mën nañ fa jaare waaye foofu tali bi xaw a jaga di tax na ba ay lenteur ñu la fay xaar bu fekkee da nga tàll rek romb Grand Midi dafay xaw a jafe loolu laata ñuy jot ci échangeur bu émergence yi boppam di rappeler ay lenteur yoo xam ne ñu koy signalé ci fi la route des HLM yéen ñu bàyyi ko foofu bëgg a progresser vers Massalikul Jinaan romb ko sax utali romb maison socialiste Aj Mansour. waa kay ci kanam ñu làmbaat leen. Actu Sport. Sport ñu ànd ceeg Baye ma Anta Mboup Baye salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. wax ci coupé loxo handball la ko tubaab bi wooye am na ci tournoi bu U18 fu mu toll. waaw jàpp na nag Sénégal ñu seen at matagul fukki at ak juróom-ñett ñoo ngi ci wàccaay gu mucc ayib sax ñoom dinañ ko nag tàmbali niki ci àjjuma ji ñu jëm foofu ca ndax géej ngir nag lu jëm ci IHF Trophy ñu nama ko amal foofu ca Mali niki ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars gi ñu nekk Sénégal nag mbébétam mooy mu def kéem kattan ba nag gagné bi tournoi bi nga xam ne nag ci at mi ñu génn dafa daan woon ca final ga ki leen di tàggat di Mame Ngor Seck yi la kàddu la yëkkati dañ ko kii di Soxna Fall. ñun ñu ngi dugg ci suñu phase de préparation suñu dernière phase de préparation def nañ ay détection jël nañ liste 14 yi donc ñu ngi dugg regroupement fële à Saint-Louis jeudi la ñuy dem mais vendredi la xale yi di ñëw pour commencer stage bi en 2018 dem nañ jouer Challenge Trophy bi fële Mauritanie mais final la ñu doore cette fois-ci nag suñu objectif mooy ñu dem jël ko pour que ñu mun a continuer suñu yoon dem IHF Trophy continental ñaan nañ yàlla def IHF Trophy mondial bi ak dem tamit Coupe d'Afrique. ñu wax ci wàllu football léegi ak tirage au sort bu 32e finale coupe du Sénégal. waaw amal nañ ko nag ni kii démb boo xoolee nag lu tolloog juróom-benn fukk ak ñeent équipe ñoom ñoo ci nag engagé wu lu tolloog fukk ak ñeent ci Ligue 1 bi la ñu nekk fukk ak ñeent tamit ci Ligue 2 bi ñaar fukk ak ñeent nekk ci national 1 bi ak fukk ak ñaar yi nga xam ne ñoom ci national 2 lu ñu jógee ak régional yi ñoom nag ñooy jéem a xool nan la ñuy def ba décrocher lu jëm si seen wàllum ticket qualificatif jëm ci yooyu le 16e de finale gannaaw ba ñu amalee yooyu le match ñu jàpp nag ni ki samedi gi ñu dëgmal ak dimanche jàppale nag kii di Malick Thiam nekk président bu commission sportive ak organisation ci fédération sénégalaise bu football indi ci ay leeral ak kii di Sadio Abibakar ñu teewlu leen. particularité bi si def ren rek mooy que dañuy def tirage bi ba demi-finale incha allah parce que bu njëkk dañ daan tiré dem ñëw léegi nous avons décidé vraiment def tirage bi rek benn yoon pour lépp une bonne fois pour toutes ba demi-finale nous a amené aujourd'hui que ñu def tirage ba mu xaw fi yàgg ñu def tirage ba yegg demi-finale loolu daal mooy particularité bi si am ren tamit règlement bi benn rek changé wul ba léegi bu fekkee ne équipe bi nekk ñaari équipe yu am ñaari palier si diggante bi équipe bu nekk par exemple national 2 wala rencontre équipe bu nekk Ligue 1 mais si tirage bi équipe bi nekk Ligue 1 moo jëkk a génn équipe bu nekk national 2 kon muy recevoir dañu amee
ñaari palier si diggante bi donc palier bi mooy Ligue 2 bi ak National 1 bi donc équipe National 2 bi mooy recevoir équipe bu Ligue 1 bi mais malheureusement le CAN ne s'est pas présenté cette année-ci le 14-15 bi lay commencé 32e bi parce que xam nga dañ ko jàppoon depuis élaboration wu programme des championnats. El Hadj lu jëm nag ci 8e de finale jëm ci coupe de la ligue fii ci réew mi bu juróomi waxtu jotee tey foofu ci stade Massène Sène bu Fatick EJ Fatick moo fa fas yéene dalal ñi di waa Casa Sport. ñuy wax léegi ci wàllu programme Ligue des champions 8e de finale yi. waaw tey nag jàppal ne bu 20h jotee Liverpool bu ñoom Sadio Mané nga xam ne ñoom ñoo nekk waxtu wi ñoo yore raaya gi ñoo fas yéene dalal foofu ci Anfield équipe bi di Atlético bu Madrid di fàttali nekk ci match aller bi ñoom dañoo daan woon nag foofu ci Espagne benn bal ci dara. kon nag tey faaw nag ñu xoolaat seen taxawaay ngir bu ñu bëggee qualifier jëm ci yooyu les quarts de finale ci waxtu woowu sax sa 20h Manchester City moo fas yéene dalal ñi di waa Real bu Madrid di fàtte rek ni Citizen yi nag ci match aller ba ñoom ñoo fekkoon nañu di waa Manchester foofu ci Santiago Bernabéu daan leen ñaari ball ci benn démb nag jàppal ne équipe allemand bi di Leipzig jot naa qualifié nag ci quart de finale yi gannaaw ba mu daanee ñi di waa Tottenham ci match retour bi ñett ci dara aller ba nag di fàttali ni Leipzig moom moo ko daanoon benn ball ci dara ni ki noonu tamit Atalanta bu Bergame te Italie moom dafa dem foofu ci Espagne fekk fa Valence daan leen ñeent ci ñett tax ba sax ñoom ñu qualifié nag ndaxte ñu fàttali ko rek ci match aller ba ñoom ñoo daanoon ñi di waa Valence ñeent ci benn kon El Hadj fii la ñuy ndax keppe lu jëm ci wàllum tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal Baye ma Anta Mboup fukki simili ak juróom-ñett moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Vision Plus Voyage leader au Sénégal si assistance visa ak jàngum bitim réew moo leen di may seen revue de presse. CCBM Automobile, représentant exclusif marque Volkswagen d'origine allemande, numéro 1 des ventes en Europe, Gridwall, numéro 1 des ventes en Chine. moo leen di may seen revue de presse. ñu ànd ci ak El Hadj Ahmed Aïdara. bismillah waa coronavirus ke day fan la toll termine yéene kaay ne am na kenn koo xam ne day njortu ñaaw na ca moom ca Kolda de mar de Italie docteur Yaya Baldé waaw nee na abdourus la de fekk baax ca diwaanu France boxul ma leen la ilaha illallah ay man français ndax nii lañ leen di bàyyi waaye quarantaine nañ ko daal dinañ koy ber de dama ne la touriste français la ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru février kon ñu lekk si diwaanu Ndakaaru Njaay jël Jóob ñu daal di koy contrôler aéroport waaw mu daal dina continuer kon tukkeem googe ñëw ca Kolda ñetti fan ci weeru mars la ilaha illallah yéen kaa gi ne résultat mi day ñu ngi koy xaar fii ak ñaari fan ña nga Institut Pasteur waaw réew mi quotidien ne Sénégal day waaw ba nga continuer di xeex ak wàllum jàngoroy chinois jooje Abdoulaye Diouf Sarr nee na xeex bi day jeexagul de gagné guñ de déedéet waaye nag war nañoo jaajëfal bu baax a baax góor ak jigéen yi nga xam ne nag maanaam kon ñoo jàpp ci wàllum liggéey bi la waa Kër Docteur waaw Abdoulaye Diouf Sarr yemu ca ndaxte ministre de la santé day waaw nee na président Macky Sall ci boppam ma ngay insister nee na matériel bi nga xam ne kon war nañ koo joxe ngir xeex wàllum jàngoroy coronavirus jooje nañ leen ko joxe waaye critique yéene kaay ne Sénégal day ñaareelu nit ki nga xam ne kon dañ ne woon daa feebar day mbaadu day bëgg a wér alhamdulilah sursaane jàmbarte gi nga xam ne kon daal dinañ koy wane de waa Sénégal waaw loolee ne tax na ba waa Chine ak yeneen i réew daal dinañuy sukk jébalu de ci ay tànku Abdoulaye Diouf Sarr alhamdulilah le quotidien yéene kaay ne gis nga jàngalooy coronavirus jooje waaw Ndakaaru Njaay jël Jóob de ña ngay xayma nag wàllum koom-koom ana lum ñu yàqal Amadou Hott ministre économie day ab plan ci la solo yéene kaay waaw nee na Sénégal kon soxlawaat na xaalis dëgg la ngir xeex jàngoroy chinois ji lée daanaka mat na milliards yu teg de dëgg la waa aar suñu moomeel de ci évidence ak waa Grand Place waaw nee nañu ministre agriculture daal ak ña demoon ca salon de l'agriculture ba waaw sa bokkul ma leen tribune yéene kaay ne président Idrissa Seck day waaw ma ngay mastawu de ak tamit di naqarlu président Idrissa Seck xam le ne kon li muy yëg ci doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew rawatina Chine ak ca diwaanu Italie mi ngi leen di mastawu daal ci njàqare gi nga xam ne kon moom la ñuy dund foofu ak jàngoroy chinois ji lée doy na waar li doy waar kay mooy lamb di dox nag ci diggante Karim Wade mi la ak nguuru Sénégal tribune yéene kaay ne fukki lamb yi nga xam ne kon dañu koo tëgg ca bitim réew yëpp Karim da leen a daan la ilaha illallah ndi ko Coro Sarr maa ne Coro Sarr réew mi quotidien ne dama ne lamb ju mujj gi diggante